sa sune mbégteeg ca waxti la ñu àndal di ci feggoog yéen xibaaru bés bi dal leen ak jàmm lu ci gën a fës bokk na si rek fukk ak ñaari góor jigéen ak ñaari soxna yu jaay seen bopp yi nga xamante ne nii daal nañ leen di teg loxo ci ay appartement meublé yu nekk ca Hann Mariste ak ca Parcelles Assainies na mbir ma yëpp tëddee dinañ leen ko xamal ca na mu gën a yaatoo ñu àtte ko ni ki démb ca tribunal des flagrants délits bu Ndakaar ngir coups et blessures volontaires bu jural certificat médical fukki fan ak juróom ki nga xamante ne nii mu ngi wuyoo ci turu Mamadou kii nag di Samba Yadd moo ko bëggoon a faagaagal ngir mbirum ceebu jën di mbir mu doy waar suñu njiitu réew mi woon di Abdoulaye Wade mooy diriger liste nationale wàllu Sénégal ngir lu ñeel législative yu ñu war a amal fanweeri fan ak benn ci weeru sulet xibaar ya nga xamante ni daal dinañ koy jot ci li ni mel lépp dinañ leen ko baaxee. investiture yi ci biir wàllu Sénégal yëngal na PDS tête de file boobule coalition faree ci kujje gi li ni mel tax na ñaar ñu fa am doole lool daal di fay tekki seen ndombal tànk ñooñee ñan la dinañ leen ko xamalit ca na mu gën a yaatoo. fukk ak juróomi listu candidat la ñu déposé ci lu ñeel élection législative ya ñu war a amal fanweeri fan ak benn ci weeru sulet Benno Bokk Yaakaar di majorité bi Yewwi Askan Wi ak wàllu Sénégal di kujje gi ñoom ñoo mujjee joxe seen ay dossier bu ñu sukkandikoo ci observateur waaye nag li ni mel am na rek ña nga xamante ne daal di leen ci sepp il a validé wuñu seen i ay candidature ñooñee ñan la dinañ leen ko xamalit ca na mu gën a yaatoo. nguur gi daal dinay décidé génnee lu tolloog ñeent fukk ak ñetti milliards ci suñu koppar ngir daal séddale ko ña ko yelloo ci askan wi enveloppe googee dinañu ko séddale si diggante 542 956 ménage bu si nekk war a jot 80 000 francs CFA li ni mel nag askan wi nañu ko gisee ak la nguur gi wax ne moo ko tax a jóg daal dinañu koy xamle kawteef bu kenn mësula gis daal dinay amati ca forêt classée bu Mbao ay câble ya doon tax terre bi di daw lañu dal di dagg mbir yi mi ngi am démb ci altine ji juróom-ñeenti fan ci weeru mai ci ay booru 2h du matin ci voie 2 bi ci ab longueur daanaka juróom-benn fukk mètre di mbir mu doy waar bi nga xamante ne nii daal dinay am. Imam Kanté àdduna ci mbirum Dubai porte à porte bi moom nag ay mbir daal dina ko cay xamle way la gisinam ci li ni mel comme ni ko ñëpp defee daal dina koy xamle ci Seneweb lépp ñu fas yéene leen ko dégtal waaye itam àddu ci vidéo Wally Seck ak ki nga xamante ne nii moo di Restu Sall bi nga xamante ne tax na ñu amaat rek xel ñaar ca seen ab diggante loolee yëpp bu yembee daañ si toftal xibaaru tàggat yaram gu ñu koy ndar képpee li moo fi gënoon a fës ci tënk ngeen tax lu nees tuut gannaaw bàkk bi ñu daal di koy yaatal. mu nga ko nuyu nañ leen bu baax a baax dellu di rafetlu ànd beeg Seneweb na ma leen ko diggee woon rek laa koy daal di defee askan ba yeewoo ca diwaanu Kolya biral nañu seen nakar jëmale ci société d'exploitation Afrigold tax daal ñu riilali boobule usine ni ki démb ci altine ji yemoo woon nag juróom-ñeenti fan ci weeru mai atub 2022 lu waral nag seen mer woowee du leen lu dul la ñu waxoon ndaw ya dig leen ko te rek ba léegi defuñu ca leen weeru novembre atub 2021 la ñu leen waxoon doléance yi ci teewaayu autorité administrative yeeg territoriale département ba la ñu diggee woon te motaluñu ko nag bokk na ca defaraat pont bu jokkale Kolya ak Fanding jeexal tamit liggéeyub case de santé ba réaliser foyer ndaw ya ba noppi condition mu rek liggéeyub employé ak yi ni mel daal motaluñ ca dala ñoom nag nee nañu tamit société minière boobee nanguwul defaral contrat ña fay liggéeyee bañ leen a joxit ay congé rax si dolli amuñu couverture médicale gannaaw loolee dañuy exiger tamit ngir daal ñu réhabiliter forêt bi ndaxte pàcc bu yaatu la entreprise boobee daal di dégradé bu ñu sukkandikoo ca kàddu ya nga xamante ne ni ñoom ca seen jëmmi bopp ñoo ko yëkkati. police su tourisme bi daal dinay teg loxo àjjuma bi lee ñu génn gàngu fukki doomi aadama ak ñeent bokk ci fukk ak ñaari góor ak ñaari jigéen ci ay appartement meublé yu nekk ca Hann Mariste ak Parcelles Assainies bu ñu sukkandikoo ci observateur bu biral bi la xibaar ñoom ñooñee mbirum góor jigéen la ñu fa doon amal ca waxtu bu ñaari jigéen yay jaay seen bopp collaboré ak kenn ka leen di wutal ay client fukk ak ñaari xale yu góor ya seeni at a ngi toll si diggante fukk ak juróom-ñaar ak ñaar fukk ak ñaar ñaari jigéen ya seeni at toll si fukk ak juróom-ñeent ci appartement yooyu ñu daal di loué ca résidence bassiste nekkee rek cité Soprime ak résidence Bahia nekkee ca Mariste la ñu doon amalee seen ay ñaawteef ba keroog am kenn ka leen daal di yoolee takk derrière daal di fay wàcc ñu defeere leen parquet bu Ndakaaru
Ndakaaru ngir acte contre nature, détournement de mineurs, proxénétisme, ñàkk bindu ci carnet sanitaire ak chantage ci waxtu ba ñuy xarandi nag seen procès bu ñu war a amal niki alxames ñoom ñooñee placé nañu leen sous mandat de dépôt. ñu àtte ko démb ci tribunal des flagrants délits bu Ndakaaru ngir coups et blessures volontaires bu jural rek certificat médical ka nga xamante ne ni moom rek la doon jotel si lu toll fukki fan ak juróom. Samba Yade daan nañu ko rek juróom benn weeru sursis. Moom nag plaatu ceebu jën moo taxoon daal mu bëggoon a yóbbu ndungu siin xaritam googee di Mamadou Diallo waaye yàlla ca wis ndox mu sedd gannaaw ba rek wallukat ya daal di sowewee kii la di Mamadou Diallo mu si génn nag ay gaañu gaañu yu graaw. Samba Yade nag weddiwul benn yoon la ñu koy tuumal ngir seen xarit gi rek ñu bokk nag di Sylvestre mi nga xamante ne ni këram la jàppante ga amee. Mamadou Diallo mujjee naa baal xaritam bi lee di Samba Yade waaye nag moom moomee di Mamadou mi nga ca urgence su kër docteur. ba tey ngeen di teewlu xibaaru bés bi file ci Seneweb ñu xuus ci langue politique gi ku nekk jamono ji njiital groupe parlementaire liberté et démocratie daal dinay tekki ndombal tànkam ca parti démocratique sénégalais di PDS ci gàttal mu mer ci position moom ca liste wàllu bi ci ba ñuy amal investiture yi si lu ñeel élection législative yi Serigne Cheikh Mbacké Bara Dolly daal dinay won gannaaw PDS ba ko Seneweb boobee nag ngir rek gën ci am ay leeral. Chef religieux politicien bi dëggal na ni tekki na ndombal tànkam ci diwaanu PDS. suñu njiitu réew mi woon di Abdoulaye Wade mooy diriger liste nationale wàllu Sénégal ngir rek lu ñeel élection législative yu ñu war a amal fanweeri fan ak benn ci weeru sulet. secrétaire général PDS bi di chef de file coalition bi soobu na ci rek njëkkante ga ca diwaanu assemblée nationale donte mi ngi ci juróom-ñeent fukki at ak juróom. noonee sax la demee woon 2017 Abdoulaye Wade nag Daba Diouf maire Guinguinéo moo koy secondé. Lamine Thiam di directeur campagne wàllu ak maire Kébémer bu ñu xamle woon ni mooy tête de liste nationale ba mi ngi ñëw ci ñetteelu position bi. Woré Sarr ak Saliou Dieng ñooy ñeenteel ak juróomeelu position bi. allié wu PDS yi nag ci biir wàllu comme ku si mel ni Abdoul Mbaye ACT, Mamadou Lamine Diallo Tekki, Pape Sarr LD Debout ak rek kii di Boubacar Camara PCS rek jëngu rek dañu leen di war a rek relégué ca seen gannaaw. wàllu nag liste boppam la dal di présenté ci département yi lay lëkkaloo ak rek Yewwi Askan Wi. investiture yi ba tey ci biir wàllu Sénégal yëngal na PDS tête de file boobule coalition fare ci kujje gi. li ni mel tax na ñaar ña fa am doole daal di fay tekki seen ndombal tànk di Cheikh Mbacké Dolly ak kile di Mayoro Faye bu yor communication ak alliance électorale yu PDS. Mayoro Faye tamit position am ci rek fukk ak juróom-ñeenteelu place liste nationale wàllu ngir rek législative yi la day lay nekk di dénoncer naka noonu la ne rek kile di Karim Wade daf ko war dafa ngir moom waaye daal humiliation képp la ci jëlee te dootu ko nangu ba tax na daal dinay jàll ca leneen. gannaaw loolee donte sax xamle na ne won na ginnaaw Karim Wade waaye nee nag ki la di Abdoulaye Wade papaam lay mës a doon te da koy taxawu saa su ne. bu dee nag Cheikh Mbacké Dolly moom la ñu ko deful tête de liste wàllu ci département bu Mbacké moo ko métti ndax nee na moo nekkoon chef de file départemental PDS ci législative yi atub 2017. ba tey si lu ñeel élection législative ya ñuy waajal fukki liste candidat ak juróom lañu ca dal di déposé. Benno Bokk Yaakaar di majorité bi, Yewwi Askan Wi ak wàllu Sénégal di kujje gi ñoom ñoo mujjee joxe seeni ay dossier. bu ñu sukkandikoo ci observateur candidature coalition yu mag yooyee nag ñoo ngi ko dal di enregistré ca direction générale des élections ni ki démb ci altine ji te dépôt yi ñoo ngi ko waroon a clôturer ci veille ba yemoo woon ak dibéer juróom-ñetti fan ci weeru mai. ba tey bu ñu sukkandikoo ci journal bi waaye teewul ñu valider seeni ay liste. am na nag ñeenti coalition ya ñu dal di daal écarté ba noppi di gëm sa bopp bu Bougane Gueye Dany, ànd nawle liggéey bu Serigne Mboup meeru Kaolack, jàmmi gox yi bu Fadel Barro ak defar sa gox bu kile di Adama Faye frère première dame Marième Faye Sall. ñoom ñooñee nag joxewuñu limu parrain ya ñu leen dal di laajandi tax daal ñu génnee leen ci njëkkante gi ngir lu ñeel législative yi.
nguur gi daal dinay décidé génne ñeent fukk ak ñetti milliards si suñuy koppar séddale ko ña ko yelloo ci askan wi enveloppe googee dinañu ko séddale ci diggante 542 956 ménages comme ni ma leen ko junjee léegi ka ca nekk dina jot 80 000 francs CFA cérémonie lancement wu opération yu rek yónnee koppar googee tey si talaata ji daal la ñu koy amal ca Grand Théâtre njiiti réew mi Macky Sall jiite ko doxalinu njiiti réew mi nag ci li ni mel ñu bëri daal dinañ koy rafetlu ci waxtu bu ñenn ñi jàppee ni daal ñu leen bëgg a jënd ngir élection législative ya ñuy waajal jamono jilee ci côté pouvoir bi nag ñoo ngi ko jàppee comme dimbal ga nga xamante ne ni ñu ngi koy jagleel ña nga xamante ne seen loxo jotul seen gannaaw rawatina ci contexte crise mbas mi ak rek xare ga nga xamante ne nii daal dinay am ca diwaanu Ukraine. kawteef bu kenn mësul a gis daal dinay amati ca forêt classée bu mbaaw ay câble ya doon tax terre bi di daw la ñu daal di dagget mbir yi mi ngi am ni ki démb ci altine ji juróom-ñeenti fan ci weeru mai ci ay booru 2h du matin ci voie 2 bi ci ab longueur daanaka juróom-benn fukki mètre di lu rek gàllankoor wa illaa lu sooxel trafic bi communication bi nag dañu ko dagg ci niveau googee tax daal dawalkat ba obligé jël ay mesures kaaraangeem laata muy jéggi zone ba ndaxte mënatu la woon a jot benn xibaar gannaaw loolee train bi daa wàññi woon sax vitesse am jógee ko ci 160 km/h dem ca fanweeri km/h maanaam 30 km/h ci distance su lu ëpp juróomi kilomètre gendarme yi nag gis nañu jumtukaay ya nga xamante ne ni moom la sàcc jëfandikoo ngir def boobulee ñaawteef di ay si ak i jaas yi jumtukaay yooyee nag takk der ya jël nañu ko ngir lu ñeel wàllu enquête bi directeur APIX nag dina du ci boobulee situation. leneen Imam Kanté daal dina àddu ci mbirum Dubai porte-à-porte bi la mu ca xamle moo di daal ay mbir ya ñuy gis la daanaka bés bu yàlla sàkk rax si dolli lu ko gën a graaw mi ngi am ci suñu réew mi di Sénégal bokk ci soirée privée yi scandale vidéo pornographique yu ay mineur di def ak ay soxna yu am borom kër ak ay homme politique ba tax na daal lilee am ca Dubai ñëpp xam nañ ko bu ko nit ki defee ci coobare boppam problème am la bu ko nekkul nag wa ilaa buñ ko deful ci seen ab coobare ñu dem porter ji plainte gannaaw loolu la yokk ci ay kàddoom ne comme ay sénégalais laale nañu ca njiitu réew mi Macky Sall na amal ab enquête ci consulat yi la ambassade bu Dubaï ngir sàkku mu leeral bi le mbir ba noppi informer opinion publique bi mu xamle ko moom Imam Kanté. Sans limite daal dinay xër bi biral boobule vidéo xam le si ne daal vidéo bi ni mel tax na xel daal di ñaawati ci diggante Faramareen bile di Wally Ballago Seck ak Ndeye Astou Sall nekkoon fi Miss Sénégal ca boobule vidéo ñu filmé ca Vogue ca show ba nga xamante ne nii Wally Ballago Seck moo ko fa doon amal Ndeye Astou mi ngi ca kaw tim ko sol lu sexy lool Wally di wéy di koy xool it boole kook ay ree Ndeye Astou di fecc ci li ni mel nag sans limite moo ko biral naka nu ne la ne nag nañu rek réagir yi laa nañu doxalee ñoom ñaar ñu ñee tax na xel dal di ñaaw ca seen ab diggante ga xamante ne ni ñenn ñi ñu ngi koy dal di ngurumee noonu laa xuusee ci xibaaru tàggat yaram finalu Ligue des champions confédération africaine de football du am ca stade Abdoulaye Wade bu Diamniadio fédération sénégalaise de football retiré na candidature am ngir boobu leen ndaje CAF jot na ay candidature yu fédération sénégalaise de football ak fédération royale marocaine de football ngir rek ak yu finalu Ligue des champions 2022 bi gannaaw loolee la fédération sénégalaise de football dal di rek retiré candidature am du samay kaddu CAF moo ko xamle ci ab communiqué bu ñu biral final googee nag ñu war a amal fanweeri fan ci weeru mai Maroc la ñu koy amalee bu ñu sukkandikoo ba tey ci CAF mu nga ko file la ñuy yem ak yéen tey ci xibaaru bés bi jaajëfal leen ci ànd bi safoo beeg kóolite gi dig leen daje ba lëg ak jàmm ak yeneen i xibaar ba tey file ci Seneweb.